waa ji di courage. waaw daw na tóori ko mu jël ko. jël na tóori na mu jël ko. waaye Ndiaye lal na ko. sol koog loxo góosam da koo bëgg a bët. Ndiaye ak Baye Mandione. Ndiaye ak Baye Mandione. bës na ko. daan na ko. la ilaha illallah. asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet yi gis ngeen nag ni ma tooge nii lu ñu naan jongur laa def damaa def ni mu soccet di def maanaam soccet moom bu defee nii boo ko laalee mu naaw boo ko laalut mu naaw li waral ma jongur nii nag ne ci ginnaaw géej gi wan ma ginnaaw ñaari kilifa séq ma Aline Gueye à ma gauche Thioune à ma droite kon nag defe naa xam ngeen lay xew parce que lamb ji temps yi moom daa yëngu-yëngu goo xam ne nii sam waay comme wax set rek macha allah waaw xiin taw xiinu taw fu nekk kurpeñ yaa ngi fay jóge mbeccum gerte combat yaa ngay taxaw xaalis baa ngi génn kon nag fi mu nekk nii moom yàlla na yàlla def rek combat yëpp yegg ci jàmm rek moom la ñuy ñaan bu ngeen gisee Aline Gueye seen xel ci ku muy dem la B52 double roi des arènes ñaari yoon waaw waaye tamit bi ci des mooy sunum xelit mën naa dem ci Line Production maanaam ñaari casquette la nga koy xoole kon Line Production nag tey defe naa ne moo fi teew yaa ngi dégg waaye bu ngeen gisee ki nga xam ne nii moo nekk à ma droite moom mooy Thioune kooku tam bu ngeen ko gisee moom seen xel du dem ci promoteur waaye seen xel dina dem ci kan borom taq ci rib Tapha Tine la fi teewal du ménager bi nag waaye moom mooy agent am lépp lu jëm ci wàllum ay mbiram administrativement moom koy toppatoo ñoom ñaar seen combat dafa taxaw muy Bombardier ak ki nga xam ne moo di Tapha Tine revanche bañ doon xaar ay ati at ñëpp di ko rêvé muñ na réaliser wu ñan ñoo ko réaliser Line Production moo ko réalisé ànd ceeg ñan sponsor bu mag bi nga xam ne nii moom moo deeti tur wa nu mu tuddati sax trois américain Eric Favre man de Aline Gueye xamuma fu mu jëlee Eric Favre man yeneen sponsor laa xamoon ci làmb ji Lamine waaye Eric Favre laa dégg tey yàgg maar Eric Favre daal xam naa ne waroon ngaa yàgg ñëw na daal ànd ak Line Production Aline Gueye maa ngi lay ziar di la ñaanal jàmm di la wax waaw 2012 lañ ko jone bëre waaye Aline la ñu bëre woon Aline ndokkale laa lay wax di la bëggee bu baax waaw sëriñ Babacar jërëjëf maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di jéggalu si une heure de temps bi ñuy yéex a ñëw parce que embouteillage moom moo ñu téye woon léegi maag Thioune ñaa on daal xam ne ñoo àndoon ñu xaw a kii trop ñu ngi leen si jéggalu bu baax ku man ku ma xam ne aussi du ma faussé rendez-vous ma si jéggalu bu baax ci li ngeen kii et di kontaan aussi ci lii revanche du 2012 bi ñu indiwaat tey waaw mais Aline li ma lay laaj Line Production lan moo taxoon mu toog benn temps kenn gisatu ko mu xaw a mel ni lu jël recul tey bi nga génn fu doy waar ndax bi ngay génnoo ci petit combat ndax Tapha Tine Bombardier ku ko xam-xam ne ku koy taxawal di nga génn ay dizaine de millions lan moo taxoon nga def recul boobu xëy rek génn fu doy waar nii ànd ak sponsor bu ñuy wax Eric Lefavre. xam nga Lamine mu tudd sëñ Babacar benn la xam nga des fois waaw da ngay reculer pour mieux sauter. Et puis ma ànd ak ngeen may ma mu nuyu sama xalif général muy Gaston Xaali Mbeng Père Gas ma koy nuyu bu baax a baax parce que bu ñu déggee Aline Gueye tey ci làmb lu ñu xam ci lu ma xam ci làmb tey moom la ma ko koy santé di ko gërëm bu baax a baax ci loolu Line Production nag xam nga Gaston bu jëlee ay événement am teg sama loxo keneen noonu dana dem ba mujj gi yow da ngay fàtte sa bopp mujj gi dama topp management bi rek fàtte tuuti Line Production moo tax tey ba mu ñoree ba ma waree génn rek ma daal di génn nga génn nii ma génne nag dama ci ànd ak benn sponsor bu rëy ka nga xam ne Eric Favre la tudd yàlla dafa def moom muy organiser ay MMA àdduna bi ñëpp a ko xam boo duggee tey boo tappee YouTube léegi di nga ko xam ay événement yu mag rek lay organiser muy nit ku baax ka nga xam ni temps yii passé bu ngeen déggee wax naa leen d'ici une semaine di ngeen dégg combat bu taxaw te tey yàlla matérialisé na ko def naa Modou Anta laa ko doon waxtaanal tey yàlla indi na loolu mu sotti Eric moomu na tey Eric Favre dafa am ay boutique yu mag yu nga xam ne ñu ngi fii Sénégal ak Afrique waaw Sénégal fii ki leen di représenté Eric Favre fii mi ngi tudd Momar Thiam moom moo koy représenté fii ñoom tey seen société boobu tey xale yi li ñuy wuti États-Unis suñu lutteurs yi sport entraînement boobu ñuy wuti lekk bi ñuy wuti diététique bi ñuy wuti ak produit yi ñuy wuti yëpp ñoom loolu la ñuy jaay loolu la ñuy yore Eric am na ko waaw loolu la ñuy yore ay protéines ay lépp ñoom dañ koy yore ay loolu lépp am nañ ko protéines yeeg ñoom seen loolu nag tey moo tax mu ne xaaral comme man maa ngi def lii waaw te ñu si bare xamaguñ ko te làmb mooy meilleur support communication tey lépp looy dundal ci àdduna bi Sénégal laay wax
tey pour mu dox da ngay ñëw dugg sport roi sport roi mooy lan mooy làmb ci si la ñëw nag ñëw accompagner te nee nag yamul si Lune Production rek de ñëwul pour sponsoriser Lune Production rek de dafa ñëw pour promoteur bu taxaw dafay dem liggéey ak yow moom lenn la bëgg mooy xale yi gis si seen bopp xale yi gis si seen bopp ci làmb ci parce que dañuy toog di wax toujours kii bi doxul amuñu ku ñu jàppale nangam léegi nag ku mel noonu tey boo ko amee dañu si félicité wu bu baax a baax di ci gërëm nag aussi monsieur Thioune man tey bu ma xamee Eric Thioune moom moo tax ma xam ko moom ma ko présenté woon ma xamante ak moom ba yàlla def tey lii muy def moo taxit ba ñu waxtaanee mu indil ñu revanche yu Tapha Tine ak Bombardier ñaari mbër yi nag muy nekk ñaari mbër yi nga xam ne nii neex a waxtaanal combat bi yàquñu ko fenn ba ñu commencé wax ak ñoom ku si nekk daf ñu jox accord am que ce soit Tapha daf ñu jox accord am Bombardier jox ñu accord am ñu daal di ñëw tey yàlla def na tey jii man jot naa sama avance manager promoteur ba pare nekk manager Bombardier encaissé naa sama avance tey Thioune aussi manager am yàlla def mu voyager moom mi encaissé na kii am encaissé na ay millions moom it pour mbërëm waaw mu nekk nag événement bi nga xam ne daal bëgg nañ ko tëgg ci mois de fin janvier wala début février. loolu soriwul di. non soriwul dara parce que ñaari mbër yi pare dafa am mbër yi nga xam ne dañuy wax mbër bu ndaw du pare. du préparé wu day pare. mais ñaari mbër yi ñoom préparé wuñu. yàlla dafa def ku mel ne Bombardier 3 séances lay def par jour toujours. Tapha moom du ma leen ko wax. boo nee Tapha ne Lac de Guiers bu ngeen la xoolee toujours ñi ngi entraîné. ñooñu boo leen kaa leen bëree suba sax ñu ñëw bëreel la. donc mbër yooyu tey négocier seen combat yomb na. te waa ji bëggul yam foofu rek aussi. bëggul yam fii si làmb bi kese. tey envisagé na tey bu ko mbëri nangoo mu parce que dafay jàppale fédération sénégalaise de boxe am na événement bi nga xam naa dama ci laal tuuti rek mais dinañ si ñëw loolu tey bu koy def aussi ñàkkul ni tey am na ay mbër yi nga xam ne Bombardier mi ngi dem di defee ay MMA mook Tapha pourquoi pas mook Tapha ñu organiser leen ci MMA bi dañuy génn ànd ak ñoom def waaw donc ce qui veut dire que ni daal Eric daal ñëw na li ñu doon xaar daal pour mu jàppale làmb daal ñëw na uniquement pour jàppale làmb. mais Aline dégg naa da ngeen a signé ñaari combat ak Eric Lefebvre da ngeen di def yow yéen ak moom ak yow da ngeen di def combat dóor fii Sénégal def combat MMA. non MMA bi moom kii yooguñ si pareeguñ si. waaw non xam nga lu si àdduna lu si nekk rek étape par étape la dañuy jël étape bi bu ñu paree ci lii ba pare dem def leneen moom yemul ci loolu rek am na leneen la envisage lamb ji tey moom dafa ñëw pour jàppale waa lamb. te ko kon nag bis bu dugg seen naka waa làmb dem téye jàppale nga gàttanu ko xam ne kii dafa ñëw pour jàppale ci say loxo kay xam naa yow moom xanaa di nga ko tiiti di nga ko teg ci loxo gaa yu ko gën a téye ba mu gën a dëgg. non xam nga lu tax may wax loolu. xam nga Sénégal nag dañu mën suul ndaanaan tey bu ñu déggee ni tëll kenn ñëw na pour jàppale la lu nekk dañ ko jéem a def nag pour daal di gas say tànk de grâce nañ teg yooyu yëpp si suuf xam ne kii dafa ñëw pour jàppale ñu ñëw na ku tey ku ñëw jàppale promoteur ni ko kaay moom ma nekk sa sponsor leader lu benn sponsor nangootul ñëw nekk sponsor leader donc loolu dafa jafe ñu ko si sant di si gërëm bu baax a baax te xam ni daal ku ñëw si jour ba di nga gis événement bu extraordinaire voilà. am na solo waaye xam naa daal fi nga jëm daa mel ne laale bu métti te def naa keroog ba arbitre attee daa mel ne yaa ñàkkoon ndam la te métti woon na ci yow de. non mais c'est normal xam nga ñaari athlète ñi nga xam ne ay jàmbaar lañu. ku mel ne Tapha Tine ku mel ne Bombardier ñooñu fu ñu dajee c'est normal tey blessé war na ci mën a am. war na ci mën a am parce que xam nga sport lamb mooy sport bi nga xam ne doo sol gant. adduna bi sport yëpp dañuy sol gant bu ñuy def yenn affaires yi mais lamb yax fu mu dajee c'est normal blessure am. fa blessure am. mais bii di ñëw nag moom ñoom non wëlbët gàng dina ci am. buñ koy def parce que ñaari mbër yëpp dañoo mën a bëree. Tapha dafa mën a bëre Bombardier dafa mën a bëre te nit ñu xaaruñu si taxaw nii rek di guerre jëmale àlaxira li ñu bëgg mooy wëlbët gang dafa xew léegi wëlbët gang dafa xew waaw gis ngeen kay Bombardier mën naa def Tapha Tine wëlbët gang ah non Bombardier li ma la waxoon rek laa lay wax Bombardier daal lu mag la gone ko sol mu ëpp la lu nekk mën na ko def lu nekk amul kuy taxaw ci làmb ki nga xam ne Bombardier waru la mën a daan Tapha aussi même chose te dama leen koy wax toujours ne Tapha ni morom yëpp dégg roi des arènes war da ko war a mën a dégg roi des arènes comme ñëpp parce que lépp lu nekk ci bër mi ngi ci Tapha donc Bombardier bu demee ba dégg ñaari yoon roi des arènes Tapha pourquoi pas mu dégg c'est normal. c'est normal. am na solo. doon na wax ne xobu xal tef bu ndaw du ko lu daan naa ko dégg. waaw olof am di wax xaw ma nag xobu xal xajul ci gémmiñ tef bu tef du xam nga tef Lamine.
kon jeex na jam Saalum la dëkk même pël ma la cuun ci loo ne gentleman nice Babacar ça va alhamdulilah. yaa leer yi waaw ñu ngi sant yàlla bu baax. nga af waaw ñu ngi sant yàlla. mais yaa ngi suur tey daa mel da ngaa kontaan de waaw mais il faut ñu kontaan. waaw tout d'abord. léegi rek waaw détermination bi waaw kontaan nañ ci te yàlla na leen yàlla defal sutura yéen ñëpp liggéey bi ngeen di liggéey yàlla gën ko barkeel waaw parce que àdduna loolu moo ci am solo waaw kontaan nag mënul ñàkk waaw parce que àdduna moom boo dee kay ci un projet mu di ci nekk di góorgóorlu yàlla di la defal parfois nga daanu parfois nga taxaw ngay muñ ba yàlla def sutura loolu il faut nga kontaan waaw man loolu dama ciy kontaan parce que tamit bëgg nañu yàlla def combat bi taxaw ñu bari ni ngi doon wax Tapha kañ lay bëre man ñun dañu mus a am philosophie boo xam ni dañ daan wax toujours bu ko yàlla tuddee rek dina am waaw kon nag tey comme que yàlla tudd na ko nañu koy ñaan yàlla sunu borom commencé ko bismillahi rahmaani rahim alors jeexal ko ci alhamdulilahi rabil alamin ba ku ci nekk li nga ci mun a am sa wërsëg mu nekk sa wërsëg te nga muurloo ko ci barke Seydina Mohamed. tey ki leen tëgg muy Line production Aline Gueye ne ci bopp bi structure bi ànd ak benn sponsor bu ñuy wax Eric Lefavre loolu defe naa ne Eric Favre la àndal moom Line production loolu defe naa ne Line production nekk structure boo xam ne dama yaakaar naa bii mooy nekk premier combat événement bu mag ci làmb loolu nu ngeen ko accueillir yéen en tant que ay responsable yor Tapha Tine. mais dañ ciy kontaan parce que aduna noonu la aduna y a des hauts y a des bas waaw kon bu yàlla c'est le Sénégal qui gagne l'importance challenge la xam nga challenge boo ciy dugg da nga ciy dugg ak xol ak détermination parce que looy dugg ak xol rek yàlla da koy dugal ci yeneen xol ñun challenge boobu la ñu am ki nga xam ni tamit moom mooy sponsor leader bi muy Eric Favre groupe Eric Favre ak ki nga xam ni moo ko représenté Sénégal muy monsieur Thiam ñoom challenge boobu la ñu bëgg pour mu am de la positivité alors ñun nag ci loolu li ñuy liggéey pour def loo xam ni dina kontaan ba ëllëg ak si biir dina ni rëccu ma lu dul woon ma ñëw pour collaborer ak yéen pour def combat bi Sénégal parce que loolu sunu honneur la interchangeable culturel ak la diversité culturelle américains yi xam ko français yi gën ko xam partout dans le monde parce que actuellement lamb boo xoolee saison bi nu génn nii mais lamb macha allah bu yàlla defee nos autorités les gens yi nga xam ne noonu nekk au niveau du CNG xoolaat bu baax xool seen méthode d'organisation mais lamb ça sera mondial waaye dina nekk affaire bu am solo waaw ci ñoom la nekk. dafa am lu ma lay laaj ci Eric Eric bu ngeen ne daa yor ay boutique di liggéey ci lu bare bari ñoom ay africain la ñu wala ay européen wala ay américain la ñu. non moom c'est un français. waaw il est de Lyon. français la ñëw na fi temps yële il a fait 4 jours après mu dellu. mais nit ku baax la te lépp lu muy def xol la koy defee. li sumb nii tamit ak Aline Gueye. xol lañ ko defee parce que Aline Gueye tamit nit ku baax la man ak moom daan doon déggante di waxtaan ci projet bi. moom mu def ci lu baax dox ci lu rafet waaw sérieusement man maa ngi koy gërëm di ko sant ba li mu sumb nii yàlla na ko ci yàlla defal ndam ci barke Seydina Mohamed. mais dégg nga li mu wax léegi ci côté làmb ji de waaw dégg nga li mu doon te laaj ndax nee na làmbi dóor kese lay waaye defe naa loolu mu doon te kii moo ci war a tontu Line production mi moo war a tontu ci loolu. xanaa naa xëy na kon su may jeexal ak moom ma ñëw ci loolu yaakaar naa ne sax waaye defe naa war ngaa mën a wax ci loolu. lambi dóor ji wala lambi simple ji est-ce que da ngeen di boole ñaar yëpp. Eric est-ce que pare na pour jàppale ñëpp daal kon. mais bien sûr mais tu sais la lutte c'est la culture. bien sûr mais te la culture ne mourira jamais. mais tubaab tey bu ñëwee tey ñu ñëw di collaborer pour organiser mais boo ko génnelul culture bi mais génneloo ko dara yow dëkk tubaab bi tey boo fa demee boo génnewul sa culture dañ naan zéro nga. sa culture nga mun a génne pour impressionner leen te ñun actuellement suñu culture bi la ñu am te ñoom lañ leen di wan pour ñu xool nun ko valoriser pour mu tas ci monde bi yëpp xam lan mooy Sénégal interchangeable diversité culturelle bi parce que Sénégal yàlla séeréer tukulóor pël joolaa mbandeng yooyu nag dañ koy génne ku nekk ñëw génne sa culture mais loolu dafa neex te monde bi pour nit ñi féex seen xol neex il faut que yooyu nu leen koy wan ci loolu la ñuy liggéey quoi waaw. mais dégg nga li Aline wax ci fëggante bi
fi nga jaaroon ak moom. mais loolu moom de toutes les façons tey moom bésu jàmmante la rek mais moom xam na ni dina metti trop parce que combat bi depuis le juillet le 14 juillet ni nga koy dox moom xam na loolu waaw te xam na fi mu tagee woon daa tegoon ci côté laaj ko kon Alioune doon daw mbaadu waaye moo doon évadé di daw way tey jàpp nga ko de kon mais kon waaw te day gën a neex baal ba Tafa ñëw ak Bombardier bu nu jàkkaarloo nga gis moom du dellu ginnaaw de non waaw yow mi ne lu métti de kan mooy dellu ginnaaw baax na Tafa mooy dellu ginnaaw la woon est-ce que woon nekkuwul sëñ bi déggoo li ma la wax combat bi depuis le 14 juillet ni nga koy dox depuis le 14 juillet laa la wax am na 2 mois xaw ma Alioune di dellu di wut fu mu jaar laaj ko kon léegi ma ñëw jeexal ak Alioune Gueye Alioune defe naa dégg nga li mu la wax looy tàggoo sénégalais yi waaw mais li mu wax ne si ay côté juillet lañ ko doon dox effectivement ñu ngi doon dox combat côté juillet mais dafa fekkoon Bombardier am ay engagement xam nga boo nekkee par exemple ngay signé ay combat MMA xamoo date yi nan lay demee doo ñemee sóobu ci leneen si engagement jàmbur loolu moom moo tax mënu woon joxe accord am mais Bombardier moo la gënoon xam ne avant muy dem retraite dina bëre ak Tafa parce que Bombardier mbër mi mu gën a bëgg bëreel ci àdduna mooy mbër mu ko jox cër ku yaru te loolu yëpp mu ngi ci Tafa donc Tafa moom ci boobu cuun xamoon ne ni combat bi dina taxaw muy tey di suba day combat bi day am quoi. looy tàggoo sénégalais yi ak waaw mujjee wax am na question boo posé sànq di laaj ndax dañuy yëngu si lii pour te dire que moom dafa ñëw pour sponsoriser sportu Sénégal waaw sportu Sénégal en général moom bëgg na ci dugal boobu nee naa la en décembre am na MMA bu muy organiser fii di def si collaboration ak fédération sénégalaise de boxe donc kooku dàqul làmb simple dàqul dara moom daal bu ñëwee nañ ko ubbil yombalal ko lépp rek mu ñëw jàppale sport en général parce que dama doon wax ni état moo war a jàppale sport tey am na taxes yi état di teg yenn sociétés yi tey bu ñëwoon bu ne société nangam naa la exonéré yenn taxes yi ku dugg si benn sport ma exonéré la yenn taxes yi yow mi bëgg làmb di nga dem sa produit nga dugal ko ci làmb ki bëgg handball mu dem ci handball ki bëgg def nangam bu ko defee état daf lay exonéré yenn taxes yi loolu dina gën a yombal tey ñëpp gis si seen bopp voilà léegi nag ku mel ni donc bu ñëwee yàlla indil ñu ko na ko ñëpp jàppale gën a gëstu nag ci ay produits am xale yi di xam ni lañ daan wuti bitim réew États-Unis ak léegi nañ jàpp ne mi ngi Sénégal te kooku ñëw na fekk si leen léegi au lieu que ñoom ñuy dem quoi. am na solo kon gars yi noonu la demee nañ leen jox dig daje mois de janvier incha allah rek balay boobu nag xam naa ne Tafa bu ñibbisee moog Bombardier faw ñu daje waxtaan dans 15 jours le 2 septembre dinañu am benn daje ñoom ñaari mbër yi kon na ko ñëpp xaar muy combat boo xam ne yaakaar na ne Lamine namoon nga ko Moodu Anta noonu pël noonu yàgg maar ba ci bi parce que la amoon Demba Diop la gars yi bëgg mu leer arène nationale te foofa beeñ la Bombardier jaar na fa Tafa jaar na fa kon nag incha allahu rabbi daal dañoo bëroon ba lamp yi fay bi yoon nag fay lamp du fa fay dara du fa fay puso sax bu réeree boo ko xoolee fa gis ko day leer nañ ni mi ji Lamine Banjul la ki sonde lam day leer nañ waaye nag dañuy féliciter Alioune Gueye parce que lii tamit lu am solo la parce que moom mu ngi ànd ak Père Gaston di ko jàppale mais am na courage di jéem a tegroo ay combat di wut ay sponsor parce que yëpp boo amul négociation doo ko mën a am Lamine kon Alioune Gueye jaarama ci li nga réussir nii mais cun tamit yow mi nga xam ne tamit gis nga buntu nga ubbil ko ba mu am possibilité yooyu loolu tamit xol bu leer moo koy def kon yàlla na yàlla defar xol yi ni ko maam da baax doon waxee te tappe ko barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam yéen ñaari mbër yi nag da ngeen doon yooru léegi nag ku ne yeb nga bagage Demba Diop na arène nationale na ngeen koy wàccee xaw ma Tafa ndax yow li nga yeb boo pare di nga ko mën a yóbbu Bawol wala bomb mooy yóbbu fële nga xam ne mooy Kajoor ca Mbuur wala déet ku ne am nga fa benn ndam kon léegi loolu leer na nañ ku ne am nga fa ndam Tafa am nga fa ndam ci Boy Niang bomb am nga fa ndam ci Balla léegi nag dañuy xool kan moo fay am 2 wax nga dëgg wax bom ñaar la fa def yow Lamine